nuyu ku nekk turam ak santam dina ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam da ñaanal suñu mbokku catholique yi démb moo doon Assomption muy li nga xamante am na solo loolu ci Sénégal di démb di lire si réseaux sociaux yi poème bi nga xamante ne Sëñ Tuubaa defal na ko Marie du war a Sénégal dëkkum benn la dëkkum religion yi benn lañu dialogue maanaam interreligieux dialogue islamo-chrétien lu am solo ci réew mi la di am mbégte tey di dalal ministre Samba Sy monsieur le ministre yaay ministre chargé de relations avec les institutions loolu ci volet bi nga xamante ne ci ministère bi la bokk laata ministère du travail ministère du dialogue social assemblée nationale bees dina am ndaxte 14e législature gis nañu opposition bi dugg na force assemblée nationale amee groupe yu war a toog naka nga nar a liggéeyee en tant que ministre des institutions ak assemblée nationale boobu. la nuyu Alassane di nuyu mbokk yi ñuy déglu di ñu bàyyi xel ànd ak yow di ñaanal suñu mbokk chrétiens yi ci fête bii ñu jógee di ñaan suñu borom ñaan yi ñaan yépp yàlla daf koy xéwal ñu bokk ko. amiin. ne nga ne nar nañu taxawal si ay fan yu néew maanaam ci ay semaines yu néew assemblée nationale bu bees bi. ngay laaj naka la nguur gi nar a taxaw ak maanaam député yi. li tax ma waxee noonu mooy gis nga dundinu institution li ci am pérennité mooy institution yi en elle-même. waaye nit ñi. ñoom ay éléments rek lañu yoo xam ne dañuy dox. maanaam kenn si ñun. waru rërëmbil ne institution mooy li nga xam ne moo taxaw moo am mucc. quant à Alassane Samba Diop wala Samba Sy mi nga xam ne day animer institution yi moom day jàll. donc yàlla xam kan moo nar a gunge ñooñu. waaye mën naa wax si taxawaay yi nga xam ne en tout cas ci ndigalu président Macky Sall. am nañ ko ci mbiru institution yeeg seen i wàll. lenn li nga xam ne jàpp naa ne war nañ ko fësal ñu déggoo ci ñun ñëpp en tant que sénégalais mooy solo institution. Alassane li ñu war a ragal mooy li tubaab di naan délitement institution mbala affaissement et institution état boo amul institution état boobu day màbb surtout si jamono ji bi nga mel ni jamono bi ñuy dund moo tax institution kenn waru ko fooyee. rax si dolli nag institution bu mel ni assemblée nationale xam nga ne mooy booy seet ñaareelu institution la république. première institution mooy président de la république. mais bi ci tegee mooy. assemblée nationale. assemblée nationale boobu nag dafa war a am jëmm am taxawaay mën naa ci wax nag defe naa de manière relativement objective et informée ndax yàlla baaxee na ma juróomi at a ngi nii maa ngi leen di gunge am seetaan fekkee. samay collègues ministre bu ñëwee ma ànd ak ñoom tam député yi ma di leen di seet seen i taxawaay jàpp naa ne nag pour institution yooyu ñu boobu institution surtout mu jouer rôle am dans son intégralité mu assumer plénitude ay charge am taxawaay bi benn am na loo xam ne mu ngi ayoo ci ñoom ci seen bopp. gis nga Alassane coow li dafa bari rek waaye boo jëloon sab carnet nga pointé député yi nga xam ne ñooy génn ci 13e législature bi nga xool ñëw bi fekke bi taxawaay bi liggéey bi. di nga am loo xam ne loo ci relevé lu baree bari loo xam ne yuuxu dina jóge foo xam ne fooguñ ko. dama koy waxee noonu rek enveloppé ko loolu tam jàpp naa ne il faut que ñu gën koo corriger ndax nag image bi nga xam ne bërëb bi ñu nekk di fi nga fi liggéeyee bi muy joxe. mu ngi dépendre non pas seulement si yow mbala si Mohamed miy génn léegi mais ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fiy yëngatu. image bi ngeen di joxe mooy image bi nga xam ne ñi fi xëy si di fi liggéey moom la ñuy wéyee. waaw parce que image 13e législature bi xaw naa jaaxal Sénégalais yu bëri en tout cas lu ñu gis ci télévision bi xiiroo ngaayoo xeex am ay jàppante bay doon di kurpeñ loolu am na image bu mu am ci impact ci Sénégalais yi am na ñu bëri na leen sax ñu bëri bu ñu gënalu woote sax dañuy ne xëy na jarul woote ndaxte député yi du ñu wone comme image rafetul. am na lu génn xam nga ne lu ëpp moom la ñuy gën a fësal am na benn wàll boo xam ne rafet na waaye les trains qui arrivent à l'heure en règle générale du arrêté. du attention bu baax a baax loolu nga yëkki nag wax ko lu am la rax si dolli leneen loo xam ne lu am la tam mooy ñàkk teew. yow absent yi bari nañu foofu. ñàkk teew de manière. régulière systématique à longueur n'est-ce pas de session te nag ñi koy def wax dëgg yàlla ñenn ñi c'est ni ma koy wax si tubaab ay forantem boo leen déggee ci biti ñuy wax la si loi bi war a wax parce que par exemple yow nga war a liggéey assemblée nationale ñu lay fay salaire jox la essence doo ñëw liggéey si doo teewee est-ce que waruñu tekk sa salaire ou bien boo ñëwul ñu dàq la assemblée nationale. am na day lu ci yoon wax lu baree bari waaye suñu problème ci Sénégal au-delà de l'assemblée nationale mooy képp koo xam ne def na lu warul ngay xaw a yëkki yoon ne ko lii la yoon laaj ñëpp yuux ne la adversité politique ne la yaa ngi jaay doole li ngay def tegoo ko fenn et cetera yaa ngi exagéré. mais wax dëgg yàlla bu ñu seetee rek yàlla rek moo tax may wax si ñëw bi ak teew bi
am na ñoo xam ne ci maanaam ni ñuy apprécier 13e législature bi waroon nañu ñoom à tout le moins ñu bañ a bari lu ñuy wax ndax nag seen taxawaay foofu des na loo xalaat Alassane si koo xam ne boo doon seet bu dee war na ñëw fukki yoon bu dee ñëw na ñett mbala ñeenti yoon bari na benn ñaar si ñëw ñeenti yoon yooyu bu ñëwee bu jëlee waxam wax ko nag si fi ñuy naan plénière fi nga xam ne yéen di ngeen fa nekk fësal ko bu paree wax pare na du xaar ko tontu du xaar keneen wax yoree ko noonu ba mu jeex est-ce que loolu day crédibiliser institution bi. ñaareel bi tudd nga ko xarabante bi maanaam échange virulent dans le débat mënees dañ ko dégg saaga yi wax yu ëpp yi yuuxu yi mën na ñàkk ndax nag ñi fa nekk dañu nekk ndaw réew mi nag da nga ko war a faire ci sa place defe naa nag à la lumière des insuffisances bi nga xam ne constaté nañ ko ci 13e législature bi mu am responsabilité boo xam ne nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy situer foo xam ne ñaare bu ñu xooloon plus finement dinañ gis fu mu jógee loolu lépp bu ñu ko corriger dina am loo xam ne ñëw ensuite ni nga ko tuddee ñu jéem a appliquer yoon mais à condition que ñun waa Sénégal bu ñu defee li yoon wax ñu bañ a yuuxu ne chasse aux sorcières lañ def. nga dañoo constaté adversité politique bi am ci léegi ci réew mi avant débat yi c'était débat d'idées débat sérénité léegi débat personnel lay doon ay saagante personnellement xarante te ñu gis assemblée nationale ñooñu nekkoon ci langue politique ñooy ñëw ci assemblée nationale nar a wax foofu ñuy tiit nag est-ce que 14e législature bi du nekkaat benn genre guérilla ci assemblée nationale. balaa maa dugg léegi sa studio bi dama doon seet benn di jàng daal benn taskatu xabaar muy fësal yenn nit yan nit la ñuy jox kàddu léegi suñu réew. kan mooy toj comme les jeunes le disent ku ëppal ku gën a ñeme loo xam ne waxuwul kuy def loo xam ne defuwul daanaka moom la ñuy célébrer loolu nag c'est une responsabilité partagée gis nga institution dafa nekk lu am solo institution dafa war a dal adversité politique dafa war a am ñu bañ a am disons unicité de point de vue lu baax la ndax nag dëgg mu ngi fël boo xam ne confronté nañu position yi waaye nag nañ ko def ci daal nañ ko def ci civilité nañ ko def ci yar nañ ko def ci maandu képp koo xam ne génn nga ci loolu nañ la wax dëgg c'est que suñu problème mooy nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays avec la vérité da ngay gis dëgg ne que mais suñu gis-gisu partisan ni nga ko waxee maanaam suñu esprit partisan dem na ba nga xam ne yow lépp loo xam ne bokk na sa langue doo ci ràññee doo ko gis lépp loo xam ne ci keneen ki la jógee yaa ngi koy xarab loolu nag de part et d'autre la war nañ ci gindeeku bu baax a baax dëgg yàllaa ko moom te dëgg boobu moo ñuy may ñu seqi ay jéego jëm ci kanam institution yooyu ni ma ko waxee woon responsabilité évidemment ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi la ministre yi ñuy yebal foofu seen taxawaay am na solo lool parce que tam am na noo xam ne boo ko waxee ñu tontoo la noonu loolu kenn waru koo natable seen taxawaay ak exemple bi ñuy joxe lu am solo la waaye nag wax dëgg yàlla ñi nga xam ne tam ñoom ñoo yor baatu réew mi seen taxawaay ak seen xam-xam ak seen caada loolu tam lu am solo la donc c'est ensemble que nous pouvons conforter et fortifier nos institutions c'est ensemble que nous pouvons les déconsolider or bu ñu leen néewalee doole li ci nar a juddu loo xam ne du neex kenn lay doon. mais est-ce que amul responsabilité bu gën a mag xam ne ñoo yore nguur gi ci choix nit ñuy jël yóbbu na assemblée nationale parce que aussi liste nationale yi ou bien choix bu ñu def nit ñi dafa mel ni boo nekkee du ñu xool sa qualité. dañu xool aussi sa maanaam sa njàng dañu lay jël rek parce que am nga électeur ñu yóbbu la assemblée nationale xëy na xamoo texte yi boo fa demee assistant parlementaire def liggéey mu war def du ñu xam lu ñu woote dañuy toog di yëkkati loxo rek yenn saa wax ji bëri coow li bëri te ñoom nguur gi su mu xoolee seen rang am ñu xam ne ñi fa jël tamit bu leen xoolee bu baax xëy na waruñu nekk assemblée nationale. gis nga Alassane dañu am problème loolu tam c'est un problème de fond. mooy notre rapport à la démocratie maanaam démocratie mooy li nga xam ne ñu gën a bari li ñuy bëgg loolu la ñuy def est-ce que yow mi am ay lijaasa am xam-xam ñu ràññee la ci wàll nga am benn pratique professionnelle boo xam ne elle est convaincante est-ce que yow yaa gën a maanaam attirer foofu rampe yi est-ce que yaa gën a siiw est-ce que yaa gën a am mbooloo question bu épineuse la am na lu yoon wi wax na ne la loi je veux dire elle dit au moins qu'il y a un minimum requis ci wàllu xam-xam mais même loolu jàpp naa ne lu ci bari bàyyiwuñu ci xel ensuite effectivement mën nga nekk bardé de diplôme mën nga yiw mën nga jub mais tu peux ne pas forcément être populaire mën nga ñàkkee suffrage loolu tam problème mu démocratie moderne yi la maanaam ki ëppi baat du forcément ki nga xam ne moo ëpp xam-xam defe naa li am solo mooy foo ci mën a toll tam nga am un minimum boo xam ne man la may nga jàng jéggi gis nga mën nga ñàkk jàng ci tubaab
yaa ngi jàng ci arab mën nga ñàkk jàng si arab mais nga yeewu ndax sa liggéey may na la ko am na ñoo xam ne seeni domaine de compétence yi ñu ci xam di ay béykat di ay nappkat di ay sàmmkat keneen xamu ko ñooñu am nañu solo ci bërëb ba maanaam mitigation boobu nag moo am solo effectivement jàpp naa ne ci camp ñi yor nguur gi am na problème waaye booy seet ba seetantal wax dëgg yàlla defe naa problème bi moom c'est un problème général dans notre société et dans les sociétés démocratiques li koy indi tam mooy peut-être implication partisane maanaam ci wàllu politique bi au fond du ñëpp ñoo koy def kan mooy def politique tey ndax def politique nag def ko dëggantaan yombul de da ngay bokk parce que dañoo gis ne que yenn réew yi boo amul yenn niveau yi da lu yóbbu assemblée parce que assemblée nationale Sénégal langue bi ñuy liggéey xalam bi français la texte yi français la loi yi français la te français yi dafa doy waar mu nga sax mën na la traduire mun na am traduction bi bañ a am conforme am ay député mën nañu bañ a comprendre sax loi bi lan la. au-delà de ça sax ba gannaaw français bi man jàpp naa du question rek ne maa ngi lire ni français am mën a ijji comme on le dit mais gis nga Alassane am na benn nu mu tudd background bu ndaw am na daal foo xam ne un fond boo xam ne bu amulee jàpp naa ne day jafe je veux dire que mën nga ma wax man tukulóor laa mën nga ma expliquer ci tukulóor li yoon wi wax yépp waaye am na foo xam ne sama seetlu sama xam-xam bu ci eggulee ndax tàggat ci wàllu xam-xam bu loo ma mën na wax tam yoon wi lii la wax dëgg yàlla day mel ni sinon nga may làkk donc njàng mi moom lu am solo la il faut que ñu jàng et de manière plus fondamentale sa question bi li may indil mooy jàpp naa ñun ñëpp nag ci réew mi ñun ñëpp y compris ñi nga xam ne ñu ngi leen di prêter yenn capacité yenn connaissance yi bëggoon naa ñu gën a gëstu ñu gën a jàng li tax ma wax ko mooy dañu nekk ci société bu doy waar fi mu nekk nii société bu gaaw société vitesse boo xam ne lu ne tëll nga dégg ñu bari di ne jàmm nañ y compris parfois ci ay ñoo xam ne dañ ne ay ñoo am xam-xam recul bu ndaw bi le temps de l'hésitation scientifique le doute méthodique gisatuma ko fenn y compris nag ci ñi nga xam ne ñoo gën a jàng bu dee ñoom nag ñooy doxale noonu di conclure activement di partir ci ay prémices yu fausses di conclure simplement selon leur propre projection de départ foofu ragalu na donc ñun ñëpp war nañu remettre en cause dem jàngat effectivement le débat démocratique devrait être un débat un peu plus relevé naka lañ koy defee ci tànn bi au départ noonu ko lañ koy defee ci implication politique bi aussi ndax nag def politique dafa yombut da ngay bàyyi sa yitte bàyyi sa njaboot engagé wu bu dee kay politique bu dëggantaan la te loolu de saaku am na ñu bëree bëri loo xam ne jarul leen ko moo tax nag ñi mu ko jaral ci ñooñu ngay mën a tànn wax dëgg yàlla mais ku jegi temps ñu ngi ŋaññi au conseil des collectivités territoriales ak CSE mooy conseil économique social et environnemental nee nañu amul njëriñ parce que nee nañ dañuy caser ay personnel politique foofu rek yow da nga nekk ministre bi xamante da nga war a am relation ak ñoo ñëpp est-ce que yooyu institution am na njëriñ ci réew mi dama fekkee lu bëree bëri booy seet lu mel ni au conseil des collectivités territoriales nga xam ne le 4 septembre bii dañu war a dem ci seeni élection loolu d'abord boo jàngatee rek conclusion assises nationales yi ñu defoon di nga gis ne ci li ñu téewoon day ne war nañ am ab kuréel boo xam ne day jéem a gën a toppatoo mbiru territorialisation des politiques publiques daf ko war a doxal xool ko càmbar ko pour que maanaam ñu gën a saytu li nga xam ne mooy soxla askan wi à la racine à la base ci conclusion yooyu de bokkoon na ci ñu defoon ko ci assise te assise nekkoon loo xam ne du mbiru caaxaan jàpp naa ne ay espace yoo xam ne dañu fay waxtaane yëfu réew mi ñu indi fa ñoo xam ne seen jógin c'est varié c'est divers ñu daje fa nekk nag ay jigéen ak i góor yoo xam ne am nañu xam-xam ci li ñuy wax defe naa loolu du yàq dara gis nga. est-ce que bu ñu xaymaa bilan seen liggéey de façon objective ci réew mi est-ce que sentir nañu def nañu liggéey bi xamante Sénégal mën ci du baaram. man de fekke naa seen i jataay ci baree bari ñoom sax ak waa conseil économique social environnemental gis naa seen i waxtaan si mbir yoo xam ne moo ñu préoccupé au quotidien seen rôle nag mooy ñoom ay organe consultatif la maanaam président de la République mën na leen ne seetal leen ma mbir mi wax càmbar leen ko après ngeen wax ma mbaa boog ñoom seen bopp ñu xool lu xew. lu kët ni jonn ñu ne ñoom dañ koy gëstu def nañ ko dafay étude joxe ban sénégalais moo jël études yooyu xool ko c'est-à-dire que le problème que nous avons c'est que ñaaree da ngay juger fekk ne yow si sa départ sax déjà yow tu avais déjà condamné bu fekkee ne man nee naa Alassane Samba Diop de toute façon il a tort de toute façon moom moo tooñ effectivement lu mën a nekk fee itam dama koy condamner à l'arrivée nañ jël la peine daf nañu aussi nañ jël la peine Alassane effort informer Sénégalais études yi ñu def pour Sénégalais mën a gis études yi boo defee dafa liggéey boo liggéey nit ñi ba pare leen war a woon li ngay liggéeyal ñoom ni mu ngi nii di laa liggéey pour yéen peut-être que mën nañ ko jàppe noonu dégg naa ngeen di yëgle sànq ne war nañu waxtaan ak ñii bu si kanamee peut-être que loolu war nañ ko gën a joyanti mais seeni conclusion yi seeni rapports yi ñu ngi ko jagleel prioritairement président de la République gis naa tam en tout cas lu ci bare bari man dinañ ma yónnee yenn yi ni ñu ko yónnee yeneen yi
ban Sénégalais nag mooy jël maanaam temps jotam gëstu càmbar te xool nañ jël maanaam li nit ñi def pour nga mën ci wax de manière maanaam objective. nga xool au moins seeni conclusion nga xam waaye loo xam ne yow jàngoo ko xamoo lan la nu muy doxee bon mën nga ci am sa point de vue c'est ça aussi disons les avatars de la démocratie. On se prononce très rapidement surtout booy seet suñu réew Alassane ma wax correcté ñu nangoo ko noonu. ku nekk si ñun tu es sachant dans tous les domaines. loolu nag lu xaw a doy waar la. waaye institution yooyu war na def effort tamit restituer lu ñu liggéey au-delà du président sénégalais yi xam nga bu fekkee sénégalais moo tax ñu toog foofu ñu fal leen tamit war nañuy wax sénégalais mandat bi ngeen ñu jox de def nañ lii ñu xam leen. jàpp naa ne loolu lu war la lu mën a nekk la parce que mosuma gis ñu wax ci loolu ñoom. lu war la lu war a mën a nekk la ça dépend également ci ñi leen di conduire ak ci seen i gisin defe naa ne suñu société fi mu nekk nii nekk na une société de partage de l'information effectivement lu bari boo ko xumtoo mën na am peut-être ay revers defe naa ne loolu mën nañ ko explorer veine boobu mais jàpp naa ni ma ko doon tàmbalee wax si suñu tàmbalee waxtaan réew mënul taxaw bu fekkee ne amul ay ponk yu ko téye. ponk yi mooy les institutions yi ngeen la bu ko kenn caaxaane institutions yi bu ko kenn confondre ak nit ñi nga xam ne ñoo leen di animer ndax nit ñi comme ni ma ko waxee woon bi ñuy waxtaan dañuy jàll li des li xaw a pérenne tuuti mooy institution bi gis nga bërëb bi ñu nekk nii Alassane muy bërëbu xëyukaay bërëbu liggéeyukaay mu am fi ay ndaw di fi càggat kenn génn fi léegi nga tuddee ko Mohamed ak ñeneen ñi ma dajal. nañu xam ne ñooñu ak yow ñoo fi nekk ñu bañ a confondre structure bi nga nekk nii ak yow parce que cette éducation là elle est abusive mu yàgg mu gaaw Alassane day jàll. bu ayam jeexee waaye institution yi dafa war a taxaw ngir réew mi. mais ndax la ñu war a pour renforcer institution yi pour ñu taxawaay bi nga xamante ne Sénégal dañu gis seen bopp ci loolu parce que souvent ñi animé institution yi ñooy seen bopp ñooy confondre seen bopp ak institution yi. je pense que bu lu confusion boobu amee nañ ko fàttali ñëpp parce que kenn si ñun yàlla mayewul dafa able rek nous sommes de passage. Ensuite évidemment institution yooyu itam ñi nga xam ne ñoo ngi leen di xarab bu ñu leen confondre ak ñi leen di animer ensuite bul fàtte ne institution boobu ngay xarab di ko wax yenn yi yow sa bopp ci biir nga bokk mbala nga nar a bokki ponk yooyu dañ ko soxla encore une fois il faut des repères il faut des adossoirs repères yooyu adossoirs yooyu mooy institution yi seen tur boobu c'est bien nommé en français institution dañ ko tuddee maanaam yooyu ponk dafa baax moom mooy poutre yi nga xam ne ñooy téye li ñu naan république nag mooy rek boo xam ne da ngay xëy nga woote nga wax ne lii laa bëgg nga xëy liggéey jàmm ni ñooy loolu boo ko amulee leneen nga am te leneen loolu gënut. am na ñu bëri ci population bi soo gisee yenn saa yu ngañ institution yi dañu considérer ñi fay animer institution yi maanaam respect boobu war a ci population bi servir leen defuñu ko au contraire dañuy xëy yaakaar ne population bi moo leen war a topp seen ginnaaw alors que ñoom mandat bu ñu yore population moo leen moom ñoom ñu war a servir population yi. muy effort collectif de redressement à faire. d'abord gis nga ñiy xarab loolu di wax ne warul am buñ ko entretenir ñoom gis nga Alassane bu la yàlla mayee nga nekk fenn di nga am expérience pratique des choses. gis nga bari na ci ñun. ñuy vitupérer benn doxalin. di ko conforter nag en douce. li ma bëgg a wax mooy bu fekkee ne yow Alassane parce que fi nga nekk laay jaar man pour def loola li warul je suis malvenu suba pour venir te dire Alassane waroo woon defal ndax dama la conforter ci loolu. li ma jéem a wax mooy c'est ensemble. que nous devons opérer le redressement chacun d'entre nous war a commencer nag sa bopp nga la que je ne fasse pas ce que je n'admets pas que l'autre n'est-ce pas fait. Que je ne condamne pas ce que je me permets moi-même bu fekkee ne cohérence boobu am nañ ko rek day dox maanaam yow da ngay maintenant si bu dee yow garaawul waaye ñeneen ñi ñoom li ñuy doxal du noonu institutions yi pour ñu taxaw pour ñu baax. il faut que ñun ñu nangu ñu député la tudd waruma xaar ci moom leneen bu fekkee ne maa ngi xaar ci moom lijjanti jiw maa ngi xaar ci moom place biir hôpital maa ngi xaar ci moom sama doom ñu recruter ko maa ngi fekk nag peut-être que yenn jaar foofu day xaw a doy waar mais bu dee xaar naa ko rek na saytu ni réew mi di doxe contrôler politique publique bi xool budget bi ni ko doxalee bañ ko yenn loo xam ne yenn waru ko yenu defe naa dina tane waaye nag le problème mooy dañu am confusion de rôle bu extraordinaire dañuy defloo nit ñi loo xam ne defuwul ba pare ñu leen di condamner je ne dédouane pas du tout nag nit ñi nga xam ne ndax dañuy am ay responsabilités ñooy nangu ñu gàll seen baat loo xam ne defuwul ndax ñoom tamit ils ont une responsabilité c'est une responsabilité collective assumée il faut que la lumière maintenant de la pratique ñu corriger suñuy doxal ñun ñëpp. est-ce que loolu bi laa laajul ñu liggéeyaat citoyenneté Sénégal renforcer institution yi pour ñu gën ko xam parce que boo demee ci àll bi xale yi xamul institution yi maanaam am na ñu doon suggérer ay idée est-ce que service civique national dañ ko war a militariser nga def ko maanaam service militaire obligatoire ou bien vacances yi bu ñëwee ñu jël xale yi
ci régions yi ci camp militaires yi ñu fay tàggat leen ñu xam lan mooy drapeau national lan mooy assemblée nationale lan mooy institution yi lan mooy président de la république pour xale yi xam ko gën ko xam wala ñuy bàyyi xale yi ci vacances yi rek ñu taxawaalu di nawetaan. Alassane li nga wax dëgg la waaye man li nga ko yemale ci xale yi moom ma xaw a jaaxal tuuti. ba pare xale yi ñooy màgg. ñooy màgg ñoom waaye jàpp naa ne mag ñi ñoo leen di teete. jàpp naa mag ñi sax war ñu rëcc ci mbir moomu. il faut que ñu xam il faut que ñu ràññee il faut que ñu jàng il faut qu'avec humilité ñu reconnaître ne am na yoo xam ne xamuñu ko mbaalaam dañ koy ko mbala fàtte nañ ko. je pense que la remise en cause la citoyenne esprit citoyenneté boobu dañ ko war a ñun ñëpp jéem a piqûrewaat bu baax a baax. parce que fii boo defoon ay question posé ko ay mag sax na la ñaata institution moo am Sénégal am na ñu bëri mun la wax la ñaata institution am Sénégal ñu nekk université sax xamuñu ko. c'est clair léegi lan la ñu war a def léegi pour renforcer loolu. loolu wax nga ko dafa jàpp naa njàng moom foog ñu gën ko jàngal nit ñi ñu gën a toog waaye nag am na Alassane loo xam ne yow jàngoo ko jàngaluñ la ko bokk ci biir classe waaye yow yaa ko jàngal sa bopp jàpp naa ne wax ju am njëriñ jooj ñu doon am ci yeneen i béréb di daje yaa ngi doon tudd affaire débat yoo xam ne débat yu relevé la il faut que mu ñëwaat man day je suis un peu nostalgique de tout ça parce que xaw na ruus léegi. li ma gis mooy xarabante li ma gis mooy wax ju xaw a dëgër mooy li ma gis mooy xasante loolu nag war nañ ko kii muy ndaw ñi war nañ leen jàngal ndax ñoom ñooy màgg waaye mag ñi nga xam ne ñoo leen war a tente ñooñu tam defe naa ne war nañu ubbi la voie ñun ñëpp. je pense que toll nañ jamono joo xam ne war na am une remise en cause d'ensemble de tous les citoyens sénégalais ñun ñëpp ñu am ci responsabilité quel que soit nag notre niveau d'insertion. taskatu xabaar yi am nañu ci responsabilité bu rëy a rëy. jàngalekat yi seen rôle c'est éminent là-dedans waajur yi war nañ ci taxaw bu baax a baax ak ñeneen ñëpp ci war a jàppandoo pour mu dox. assemblée bi di ñëw ban rôle la ministère bi nga war a jouer pour parce que gis nañu déjà ligne de fracture yi am commencé nañu laaj ci léegi ay commission d'enquête parlementaire par rapport à l'hôpital Le Dantec yooyu yëpp c'est des dossiers yoo xam ne dañ koy teg ci taal bi naka la ñu war a def nag pour mu am un débat serein te xam ne Sénégalais bi ñu ko gisee naw député yi xam ne ku nekk fii da nga ñëw pour liggéeyal askan wi bañ a xuloo ŋaayoo. laaj un débat d'enquête parlementaire jàpp naa c'est absolument légitime c'est absolument audible loolu indiwul benn kii maanaam. nan la ñu war a def mooy ñu jëmbat civilité ci biir institution bi maag yow Alassane mën nañu ñàkk déggoo ci gis-gis waaye du tee ñu nuyoo du tee ñu waxante wax ju yiw nga wax sa xalaat boobu man emporté wul sama adhésion moo feesal la ko ci déggin boo xam ne déggin bu civil la loolu war na mën a nekk je pense que la courtoisie républicaine war nañ ko restaurer le respect n'est-ce pas des autres war nañ ko respect parce que nag Alassane bu ma bëggee mën nga weg ma nan laay def du caagin ne ma ñëw jël pistolet teg ko sa bopp ne weg ma déedéet mais dama lay lebal weg boobu nañu wegante nañ respecté ante ñi fay dem que je félicite les élus je pars de l'idée que ce sont des compatriotes sénégalais qui ont mérité de la confiance de nos compatriotes ñooñu compatriotes sénégalais yoo xam ne seeni mbokk sénégalais ñoo leen di fal liñ leen yépp lu wóor la mooy dem leen taxawal ñu foofu jàpp naa ne kenn yónneewu fa kenn yenn ñu fa kenn pour mu saaga pour mu xaste mais pour mu wax fa loo xam ne day am njëriñu askan wi bu fekkee ne njëriñu askan wi lañ jiital confiance mën na am maanaam il y a une convergence possible autour de la défense des intérêts de nos populations esprit boobu bu ñu fa demee on peut être différent mais fondamentalement mën nañu déggoo jàpp naa. am na ministère bi nga yor am na relation des institutions yéemul Sénégal rek dafa am relation aussi avec UEMOA ak CEDEAO ban liggéey lañ fay def. mais gis nga li ñu war a ràññee mooy àddina toll na si loolu tam nekk na loo xam ne amuñ jot pour wax si mais war nañ ci yeewu bu baax ñun waa Sénégal àddina yematul léegi ci sama dëkk ba bu tuuti ba. mbala sama département ba mbala sama région ba mbala sama réew ma nous sommes maintenant de plus en plus même bu ñu ko bëggulee dans un monde interconnecté dans le même monde et amatul fenn fu sori loolu nag am na noo war a taxawee pour nga mën cee bokk bu baax a baax gis nga recroquevillement esprit de clocher mooy nga jàpp ne yow hors de ton espace rek dara baaxul ñii wuteeg yow yëpp jaruñu et cetera loolu boo ko amee doo wéy ci àddina bi naka la ñuy continuer di liggéey rataxal diggante bi mooy d'abord ñun fii ñu muuloo ni mu waree ñun ñi nga xam ne ay sénégalais lañu bu ñu demee à la rencontre des zones ñu respecter leen dans ce qu'ils sont accepter seen différence pour ñoom ñu mun ñu accepter tel que nous sommes et ensemble nous pouvons bâtir une Afrique n'est-ce pas souveraine ensemble nous pouvons également participer à la construction d'une humanité forcément commune. et ci biir CEDEAO bi liggéey bi ngeen def parce que am ñu bëri nañ yenn saa cour de justice CEDEAO da jël ay décision teg ko ci ndodd nguur gi waaye nguur gi bañ ko war a appliquer. loolu tam jàpp naa ne bu ma doon wax ci tubaab mooy nañu moytu ay jugement hâtif gis nga li gën a yéeme Alassane mooy. ñaare yenn animateur cours yooyu boo ji leen jëlee en eux-mêmes nga ràññee leen réew mi ñu nekk xarabuma leen nga xool réew moomu da ngay waaru si yàlla naka la ñu mën a waxee ay Sénégal yenn yi
xoolal réew mi ñu nekk nii on avait dit que le ciel nous tomberait sur la tête le 31 juillet il y avait des appréhensions et des craintes ñëpp wax jour vote bi d'abord moo ñu njëkk a yéem nous étions tous surpris n'est-ce pas du vote en lui-même ñu ne ana nit ñi ñëwuñu nanga ça a été tranquille ñu wax baat yi waxtaan ngir lëndi ñu xëy loolu mooy Sénégal seetal yeneen réew yi lan moo fay xew ñooñu nga xam ne lii moo fa xew lee moo fa xew du ma ko tuddee nga ñooñu bu ñu taxawee ne ñoom ñooy ay juges comminatoires naan ñu def leen ni def leen ne wax dëgg yàlla nag xamoon nu ngeen koy waxee ci wolof defe naa ne ñaare hôpital buy saboter dispensaire loolu la ñuy gis te loolu warul defe naa ne càng maanaam set boo koy digle yow yaa war a njëkk a sangu donc ñun jàpp naa ne nous les Sénégalais nous n'avons pas du tout à baisser la tête par rapport à qui que ce soit dans notre espace non pas que nous soyons en tout point parfaits mais defe naa ne seq nañ ay jéego yoo xam ne jéego yu am solo la et ça c'est à l'avantage de tout notre peuple. jërëjëf monsieur le ministre Samba Sy ministre du travail du dialogue national dialogue social et de la relation avec les institutions di waxtaan ak yow ci institution assemblée nationale bi ñu war a teg lan mooy rôle ministère bi ci institution yi ndaxte liggéey bi ngeen def dafa am diggante ministères yi diggante députés yi ak diggante au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique et social environnemental ak tamit dans la sous-région CEDEAO UEMOA loolu yëpp bokk na ci liggéey bi ngeen war a def ñu xool assemblée nationale bi di ñëw naka la war a toogee toogaay bi nga xamante bu ñu fa demee wax bu ñu fay wax dama fekk njëriñu Sénégal moo nekk en avant maa lay gërëm di la sant gërëm suñu téléspectateurs auditeurs yëpp da gërëm Serigne Saliou nekkoon ci technique bi jërë ngeen jëf.